asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq waaye itam di leen bal àq di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak yéen altine talaata àllarba ba alxames ci kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag saa su nekk di feggoog sama nijaay sama kilifa sama xarit Alaaji Njaay Loo Njaay maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la sargal di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér bisimilah Alaaji. jërëjëf yal nañu ko yàlla boole nañu ñëpp. amiin amiin Alaaji. yàlla defal na jàmm defal na cat. allahumma amiin. ba nu yegg ndax yaakaari doomu aadama yi kilifa yi. ndeysaan. di la ñaanal bu baax di ñaanal nag ki doon sonn. ndeysaan. muy sa wajuru jigéen. wallaay fonk ndey wallaay ndeysaan. bu nit xamoon dara. su ma nee dara du fàtte ndeyam. dëgg la. bàyyi bi ñëpp. ndeysaan. waaye juróom-ñeenti weer amul kuddul ndey. ndeysaan. kenn waru koy fàtte. dëgg la Alaaji. fekke lépp te tal ko. ndeysaan. di siyaare naget bu baax sama wasila. ndeysaan. xalif saral kullu murit. ndeysaan. barkalla. ndeysaan. moom la Serigne Sidi Mbacke jëlee ci ndigalam muy bisub Cheikh Abdoulaye barki démb di gaaw. macha allah. amul benn kilifa diine gu des. ci Sénégal ndeysaan. tubaarkalla. ndeysaan. Serigne Sidi tubaarkalla bég lool. ndeysaan. yàlla na fi yàgg lool. amiin ak rakkam yëpp. ak taalibe yëpp. amiin ak mboolem xalifa yi. ndeysaan. ku dib xalifa ñëw nga mbaa sa doom ñëw. dëgg la. tubaarkalla loolu mooy diine. diine kenn mënu ko séddale. dëgg la Alaaji. wax jee bari rek. dëgg la. waaye jigéen ñi bokkub quartier. bu jënd fenk ñu daje marché. dëgg la. amuñu fenn fu ñu jëm. dëgg la. su mi di jotee nag palaat yi wuute. dëgg la Alaaji. kenn ku ne am na loolu doy. dëgg la Alaaji. waaye daal li ma gis. ku nekkuloon ci diine. ba gedd ko. ndeysaan. dëppal. dëgg la. mbaa diine jéppi la. dëgg la Alaaji. te dootoo am place. dëgg la Alaaji. tubaarkalla kenn desul. ndeysaan. yaa xalifa général kullu murid tubaarkalla la mu wax kenn mu tubaarkalla ñaanam nga. macha yàlla na dal réew mi yëpp. ndeysaan. Serigne Sidi yàgg fi nag lool. amiin yaa ak rabbal laat ka ñu ngi doon jàppale ñëpp. amiin yaa rabbal aalamiin. di jaale nag déggan dañoo am rakk joo xam yi mboolam ku mu njagame masa àndal kenn ci desul muy góor mbaay bu kees. ndeysaan. tey lañ koy saraxal. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ndeysaan Ousmane Sarr. ndeysaan. moom sëñ Abdou Aziz El Amin moo ko rentré hôpital. ndeysaan. Macky Sall président de la république. tey jii la ay kayitam waroon a pare ñu yóbbu ko Paris. mu faatu barki bi ci guddi. loolu la yàlla dogal. tey lañ koy ñaanal tey lañ koy saraxal. ndeysaan. di ko jaal bu baax. ndeysaan. Alaaji Ousmane Sarr mi nga xam moo si doon toppatoo. macha allah. ak xulle Modou xulle ñoom ñëpp. ak artistes yëpp nag ak ndey sek signature ak waa kër Ndiaga Mbaye yëpp. moom képp ci desoon ci kuréel ànd ak Ndiaga Mbaye ak waa RTS nag. yéen ko jaal ñoom ñëpp. Ablaye Thiaw. tubaarkàlla moom itam. noo dëkkoon ci génn kër. moom itam démb tey jëlee saraxam. dëgg la. yàlla na ko yàlla yërëm. ci yëmbal te ñu jox ko Sidina Limaamu. moom mu doon ñaqal. di gërëm nag borom kër gi di Youssou. macha allah. bi ñuy soog ubbi fi dama ko ne. yett yi boo ko defee tardé. waaye ndokk bi xelam niwul ci yett yi. dama ko ne ki lay woo bu ko geesu. dëgg la. ay pexe ma jeex. dëgg la. daa bëgg a tardé. tardeel la. demal ba ko. dëgg la. teg ci ne ko bindal si ginnaaw gi merci. ku yokk bari noonu. teg ci ne ko nañ nangu dogalub saa borom. li nga am moo la ko jox. dëgg la. barki dem lañ ko doon teral. teraa nga joxe ñëpp ko bokk. réew mépp ko bokk. dëgg la. tubarkàlla du Youssou rek. du TFM. dëgg la. rajo yëpp ko bokk. adduna bépp ko bokk. yàlla na ko jig. amiin yaa rabbal aalamiin. te yàlla bàyyi ko ay waajuram. ak ñi koy jàppale ak maara ñoom ñëpp. ak directeur général ba ci suuf. jërëjëf Alaaji. TFM jaw lu jafee fi ne. dëgg la. astafurlah ci li ma xalaat man. macha allah te li ma xalaat am. macha allah. te ni yéen fi lu bon man de yéen fi nit lu bon. te yaakaar ne li fi mën a ne ci ñëpp. looloo fi am sax. ndax nag it wax dëgg yàlla. ndeysaan. kenn ku ci ne xamoo lu la fi indi. dëgg la. waaye dana fay daje bokk ndey ak baay. macha allah. Youssou jaanam wàcc na. ndeysaan. góor nag lenn la am ci kër. witib dépasse mat sëkk mu jox ko jeeg. ndeysaan. la si des nag jeeg baa ko waraloo ak waañ wa. ndeysaan. waaye wàcc na macha allah di sant baax na di gërëm nag jaw danoo mas a daje boo xam moo tax addina. gàtt ne ab roq la. dëgg la. nañ koy rafetal ba noo dem ci pinc mi. dëgg la Alaaji. conférence lañ daje woon. bu ndóoy. ndeysaan. nu saafante bëggante. dëgg la gis nga mbirum yàlla tey. macha allah. dama ni tër rek mun ma conférence su ndóoy. ndeysaan yooyu xame bu rafet la. nan ko di def moo gën rafet macha allah. kenn ku ci ne bu jant soyee. dëgg la. nga xam fanaan sa ngunu. dëgg la nga xam ne ngunu la mel. dëgg la waaye su bët see nu daje. dëgg la nan am jàmm yéenante jàmm yàlla fal nu jàmm. macha allah Alaaji yàgg fi te wér fa tabaarakalla macha allah. dañuy ànd rek ziar kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi di sàkku ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër
ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fa tabarakallah macha allah ñu ànd ba tey ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ci seetu askan wi di télévision Futurs Médias ziar kilifa aada yi ñaan buur bi nga xam ne lu fi sotti rek ci coobareem la moom yaa rabbi yàlla nañu mottali lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp lum ñu ci defal rek yàlla nañu ko muurloo ci barke alquran al karim. waaye balaa ñuy dem fenn nag dinañ nemmeeku malaat yi ba tax ñuy dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi dugg ci poste de santé yi case de santé yi doxantu ci néeku lënd mi ndax ñàkk ba ci mbedd mi axankay am na di nemmeeku bu baax a baax malaat yi waaye sañ nañu nag ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy docteur bu mag bi moom yaa rabbi yàlla nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. suñu jógee ci hôpitaux yi nag dinañ duggaat ci prison yi nemmeeku bu baax a baax ñii nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw béréb yooyu jombul kenn nañ ci bàyyi xel ñu jub lool ña nga fa ñu safaanoo nga fa kon ànd ak lu ci mën a ne sañ nañu nag ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy tege natt du kenn yal na leen ko teggil ci anam bu gën a gaaw ba ñu dellu ci seen biir njaboot te yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim. waaye allah ji ni nga def noonu la saa yu ñu toogee dinañ yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun liñ ci nam rek mooy jàlle képp koo xam ne jamono jii ñu toog di waxtaan yaa ngi ci tiis yaa ngi ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër allah ji ñuy jàlle bu baax a baax madame Mbaye suñu madame Mbaye it office mi nekk ci Youssou ndax frère am bu mbokk ndey ak baay moo génn àddina war na def 15 jours tey ca Mbàkke wallaay nee naa ko yëguñu ko woon ba déedéet ca Mbàkke Bawol waa ancien steward la woon Air Afrique gaañu moom ak madame Mbaye ñu bokk ndey ak baay te madame Mbaye di suñu lépp buñ koy woon dem ca wallaay suñ ci yëgoon dem ca moom jaral nañu ko wallaay ndeysaan ndax noo bokk sañcandoo fi waaye yàqul dara wallaay ndeysaan te danoo bëgg fonk nu wallaay ndeysaan yàlla na sarax yàgg ci loxoom amiin loolu laa ko wax démb bu neen Tamba sax tënteel ko yëg naa ànd yam dem jaale wallaay ndeysaan as góor am lul koy teral dëgg la teraa nga néewul ci ku lay jox ak yëg la dama dem ba yëg na ñëpp dëgg la macha allah di ko jaal bu baax jëkkëram ju baax jooju ak famille bi di ko jaal yuusu wallaay ndeysaan allah ji ñoo mbégte mu rëy nag am fi gan fatabaakalla macha allah waaye balaa loolu xam ngeen ni wareef ay thème la fatabaakalla macha allah semaine bi nag ci kàttanu yàlla ñu fas yéene nag dugg ci problème mu transport problème mu dem ak dikk bi ci réew mi xam nañ ne dem beeg dikk bi am na ay problème waaye lépp nag li ñuy wax rek dañ koy waxtaanandoo su ko defee ay solution génn ci kàttanu yàlla xam ngeen ni loolu mooy thème bi yéen ñi nekk bitim réew xam ngeen téléphone bi ngeen di duggee soo leen di wootee ñi ne bitim réew da ngeen di def 00221 33 841 22 99 00221 33 841 22 99 soo nekkee Sénégal nag bëgg wax ci jafe-jafe dem beeg dikk bi defal 88 628 22 88 628 22 waaye balaa ñuy dem fenn dama leen di présenter ki nga xam ne mooy suñu gan xam-xamam màcc lool ci dem beeg dikk bi problème mu transport yi muy Mamadou Kane Diaw moom chargé de politique et planification au ministère du transport. Mohamed ñu ngi lay nuyu di la sargal di la ñaan nga nuyu askan bi di la dalal jàmm nag ci plateau Wareef. jërëjëf dégg émission ma yàgg suivre la. ndeysaan tey bu ma neex. ndeysaan donc ñu ngi lay gërëm. jërëjëf di la sant. jërëjëf Diaw ci invitation bi. ndeysaan ñëw fi nag kontaan trop. pour représenter sama ministère. dëgg la ci sama ministre Alassane Sall. macha allah di yor transport ak infrastructure. macha allah et que xam ne dañ ko dénk secteur bu am solo ci économie dëkk bi. dëgg la ñu nag bëgg Sénégalais bi ak foo mën di nekk. dëgg la mun a dem. dëgg la mun a dikk. ci jàmm. dëgg la demee dikkee ci prix boo xam ne bu yomb. dëgg la respecter temps bi nga bëgg. ci confort ak sécurité jàmm. dëgg la donc loolu mooy sunu mission. di appuyer également entreprise yi nga xam ne nii. ñooy produire. parce que sans transport. production bi du am compétition. dëgg la jërëjëf du am compétitivité. jërëjëf donc loolu moo tax effectivement. ñu bég ci invitation bi. di waxal nag dañu am axe bu am solo ci transport mooy axe communication. sensibilisation information. waaw dëgg la di gërëm donc borom kër gi. bi ñu mayee
occasion pour ñu mën a wax ak askan wi. ci politique gu transport yi en tout cas ministère bi def. ak problème yi nga xam ne moom lay askan te jàggoontoo nañ ci mën. yow kontaan nañ ci sa toogaay ndax xam nañ ne jot bëriwut. fa tabarakallah macha allah waaye wane ngeen ni askan wi leen ñoom. ndax fa tabarakallah macha allah télévision Futurs Médias mooy seetu askan wi. waaye balaa ñuy sori ci waxtaan wi am na benn reportage. boo xamante ne demoon nañu defal ñu ko. ñu ànd seetaan ko jafe-jafe transport yi de manière générale. ñu doog a ubbi waxtaan wi. léegi ci kàttanu yàlla. dem dikk bi dans l'ensemble comme ni nga ko wax ci biir Sénégal vraiment doy na waar parce que nit ñi du ñu bouger comme il le faut parce que dafa mel ni transport bi dafa am lu ci nekk moo di que nit ñi dañuy commencer tiit parce que bu dee ñaari fan ñetti fan yu nekk ñu dégg ñu annoncé ñu ay problème d'accident nit ñi di dee comme ni yenn maladies di reyee gouvernement bi daf ci war a jóg. li ko waral accident yu bëri yëpp li ko indi mooy nit ñi transport chauffeur yi d'abord. duñu respecté code de la route et puis ñaareel bi yoon yi ni mu war a baaxee woon noonu te ñoom duñu daw ndànk mooy indi accident yu bëri yi du dara lu dul loolu puisque ba ngay calculer gaa ñi dañuy dugg oto di dawal duñu xool tali bi fii war na am yoon bi fii baax na wala fii yoon bi baaxul gaa ñi état bi bañ na ba def ay tableau mais ñoom duñu respecté tableau yooyu ñaare lii ëpp mooy indi accident yu bëri yi. accident yi bëri na chauffeurs yi indiscipliné nañu ça ne va pas du tout waaw le comportement bi daal lu bëri ci difficulté transport bi comportement bi moo ko fi indi waaw su fekkoon ne nag état bi jàppale na Sénégal ba delloo si chemin de fer. am naa yaakaar ni on aurait moins d'accident. yëpp ay nit di daw nu mu la neexee dégg nga ma am pour wàcc accident yi wàññeeku lenn rek la état bi mën a def ñu ne bon ku am à peu près 30 ans 35 ans na dawal biche puisque ay xale yu tuuti même pas 20 ans nga jox ko biche amul benn responsabilité dafay ci tali bi lu ko neex et puis ñaareel. man li ma seetlu mooy da ngay gis oto bu jógee Dakar di daw ba agsi Thiès ba dem ba Diourbel te amul lumière te mu ngi romb ay homme de loi ci yoon bi. bu dee ñaari fan ñetti fan yu nekk ñu dégg ñu annoncé ñu ay problème d'accident nit ñi di dee comme ni yenn maladies di reyee gouvernement bi daf ci war a jóg c'est-à-dire que fii au niveau de Thiès particulièrement ci région bi nga xam ne ñun fii la ñu dëkk foofu la ñu xam am nañu problème transport parce que bu dul taxi yi Jakarta yaa ngi fi clando yaa ngi fi mais car yu régulier yoo xam ne au moins mën na desservir toute la ville de Thiès loolu la ñu mën a jafe-jafe dem beeg dikk bi li ko gën a indi sax mooy l'absence du chemin de fer waaw chemin de fer bi nga xam ni doxatul indi na lu bari ci dem beeg dikk bi naam oto sax baax na parce que c'est un moo nekk de mode mais malheureusement oto jusqu'à présent la voiture n'est pas fiable waaw. jërëjëf kon mbokk téléspectateurs yi ñoo àndandoo nag seetaan élément boobu bëgg naa monsieur Diaw balaa ñuy dem fenn ma laaj la transport suñu ko waxee yéen seen ministère lu mu ëmb balaa ñuy dem ci banqaas yi. voilà ci baat bu xaw a simple. ministère transport soo ko déggee transport et infrastructure. mooy naka la ñuy def ba améliorer service sous transport offre bi. ci infrastructure yi ci oto yi ci technique yi ñu koy exploiter
xool nit ñi utiliser mode de transport nu ñu koy consommer. ñu mën leen orienter. ba nga xam ne nii li ma lay wax service yi nga xam ne moo ci génn. niveau de service bi nekk prix yu yomb. yu confort am sécurité am régularité. donc loolu mooy suñu mission inscrire ko nag ci durabilité. loolu mooy suñu mission. aussi bien transport terrestre ferroviaire que aérien yëpp ngeen boole. voilà ñoo boole transport ferroviaire. yor transport aérien ak transport routier. voilà ñetti mode yooyu la ñu yor. waaw waaye xam nga sénégalais soo waxee transport rek. dafay ñëw ci baatu jafe-jafe. te dama dégg léegi ci sa kàddu ngay wax sécurité. te problème bi gën a am solo ci réew mi. mooy sécurité. su ñu jëlee baatu insécurité. méngale ko ak transport. kon problème bu rëy am na. léegi yéen ñi nga xamante ne que yaa ngeen di yaa ngeen di ay xeltukat ngeen suñ ko mënee wax. baatu insécurité ak transport ci réew mi yàgg na fi. lan ngeen xalaat ni lan lañ fi war a dindi wala lan lañ fi war a améliorer pour transport bi dootoo amati jafe-jafe. voilà avant may tontu sa question. damay def benn jeunesse. pour xam ne Sénégal rek amul problème mu transport. amul problème mu sécurité. adduna bi yëpp moo am problème mu sécurité. dëgg la biñ ko saytoo au niveau des Nations Unies. gis nañ ne réew yi nga xam ne ñoo néew doole. bu ñu amul politique sécurité routière bu am solo. at bu ñu daañ am yokkute accident yi de 30%. au moment où ñoom ñi nga xam ne am nañ doole. seeni sécurité di améliorer wu de 20%. loolu lu muy wundu mooy il faut pour am transport de qualité nga am ay infrastructure de qualité. il faut nga am oto yu am qualité. il faut nga am nit ñoo xam ne ni ñu am comportement yu baax ak yu am savoir. yu jàng yoo xam li ñuy def. donc loolu nag dafa manqué parce que dafa demander aussi des financements. pour nga am service yu mel noonu. moo tax boo dalee ñi nga xam ne ñoo bëgg dem. bëgg dikk. nga booleeg ñi nga xam ne ñoo yor moyen de transport yi. nga dajale leen. dafa am temps boo xam ne nii moom lay génne temps bi ngay déplacé wu. te xam nga nit dafa xaw a sensible ci temps bi muy déplacé wu. temps bi dafa pénible. loo gën a yàgg ci transport yi gën pénible. moo gën a pénible. sécurité bi aussi parce que nit ñi dañuy tànn moyens yi ñuy déplacé wu à cause de la sécurité. même ci biir transport routier wi oto yi sax da nga tànn. da nga xam ba xam sa oto ngay jël. wala taxi ngay jël. wala da ngay dox wala. donc da ngay tànn ban moyen ngay jël pour mun déplacer wu. ci kaw loolu ñun am na problème mu sécurité bu ci am. parce que ñun bi ñu ko saytoo. gis nañ ne Sénégalais chaque année. dinañ perdre 1% du PIB. bu ñu xoolee PIB bi ñu mujj a calculer. dafa nekk 6700 milliards et quelques. ça veut dire que 67 milliards dañ ko ñàkk par at. ci accident. au moment où. ñu bëgg a yokk koom-koom bi 67 milliards réew mi dina ko ñàkk. par at ci ay accident. et loolu approche bu minimum la. minimaliste waxuma approche maximaliste. parce que li ñu xaymaa ci réew yu développé c'est 1,5% le pays en voie de développement yi di ñàkk ci accident. au moment où ñu mën ne dañuy yokk koom-koom bi wàññi ndóol gi. donc soo bëggee yokk koom-koom gi wàññi ndóol bi. di ñàkk chaque année benn point ci PIB bi. ci croissance bi. xam nga lu problématique la. kooku moo tax Sénégal war ci jóg et dina ci jóg. et jóg na ci. jóg na ci naka. bon jóg na ci xam ngeen transport sécurité routière du affaire benn nit. parce que bu ñu waxee accident. dañ ne avant accident bi. c'est toute une chaîne. c'est toute une chaîne. avant accident bi. accident bi. après accident. boo jëree avant accident bi. il y a toute une politique de prévention routière. voilà toute une politique de prévention ci politique gu prévention yooyu sax laa bëgg ñu taxaw. waaw politique gu prévention boobu dafa rëy dafa vaste. loolu defe naa loolu rek semaine émission la Alaaji ci wàllum prévention li ma wax léegi ci wàllu sécurité gis nañu ne. oto yi dafa man dégg naa ne ci réew mi am na ay oto yoo xam ne ñu ngi daw yoo xam ne maanaam marque ba ko doon defar sax arrêté na. xam nga loolu problème la. su dee kon ñu ngi wax affaire vétusté. oto yi. xam nga loolu problème la. su fekkente ne que dem nañu ba nga xamante ne que ay oto yu am 50 ans 20 ans ay camion marque ay bélier ay yu kenn xamul pour ne citer que cela. yoo xamante ne que daane ko dawatul. wala entretien bi ça laisse à désirer. wala yow mi nga xamante ne yow yaa ci nekk fi nga toog yaa nga gis ci ay wañ nga toog. wala ka nga xam ne moom moo nekk ca gannaaw ma ngay séentu ne kii nii lii nii weng gi mu wong oto waru ko sax def ay mala rawatina ay nit defe naa ni loolu yëpp moo tax ma ne nañ ñëw ci avant kon régulation boobu à l'avant defe naa ni loolu war nañ ci taxaw bu baax a baax Alaaji ma jox la balaa may demaat. waaw xam nga dafa am man tuut fu ma xaw a kii ak yéen oto du màggat jikko mooy conduire. yett yi lañ jógul ci ñoom. ñi ñuy jox permis yi seetluwuñ ko. muy benn
oto yi boppam yi war a daw. départ fii ba biir Touba ba Tamba. du oto bu ñàkk normal amul kayit amul dara. te jaar ci digg tëli bi jaarul ci mbooy mu yegg. la tax mu jaar foofu ba dem. am na lu ko waroon a yàkkal. ba mën koo contrôler ba xam lan a xew. muy ñaar. xale boo xam ne bi soxna diggan wax dëgg yàlla bànnee xam la topp te bawul dara. yaakaarul dara xalaatul dara. nga jox ko oto sos ko loo xam ne lii. wóor na la ni lii. jaaduwul. dina ko jéem a am ba am leen lu ci bokk te dootu këlkin ñi mu yëpp ay xar la yëpp mbaa boobu ay xar gën ñi mu yëpp. yoonam. oto bu jëkk accident musaam ki jëkk a doon sëfoor ci jigéen ñi xam nga ko. xam nga ko ki jëkk am permis ci jigéen. Umbi Njaay. boo ngaay mexe doomi Dawda Njaay. moo jëkk am permis ci jigéen. am na ñu dawal 40 ans te mosuñoo rey ween waxuma accident. dafa am loo xay mooy dawal oto. ñi joxe permis nañ ci seet at yi. as yi. parce que responsable ku ko amul ku ne loolu si yob def. ku xalaatu topp sa bakkan loo neex def. looloo bari oto boo gis biis yi ba ci biis yi daw ci biir dëkk bi sax amuñu respect. boo yoree oto bu ndaw dañ lay yéem a tax ak di def façon yoo xay teguñu ko fenn. xale bu tuuti boo xay amul tëlkinu dara. bawul doom. bawul jabar. du joxe dépasse. yoonam doo ko jox matériel di ci yëpp ay nit. ba ko ñaaree ñiy joxe permis it. ndax da ngay def nañu fi émission bi xaw méngoog bii. am ñu nekk ci bitim réew. ni foofa la ñuy toog joxe fukki junni permis fekk leen fa. jànguñu oto. muy benn. jànguñu oto xamuñu ni ñuy dawale oto. ñu jot seen permis am seen xaalis jënd oto commencé ci bis bi. ba ci réew mi da ngay raxas rek. yooyu sëñ bi. da ngay raxas oto bi rek yooyu am permis. yéen ñi yor ministère bi laa la ni. commencé leen ci. permis yi. benn. commencé leen ci ki ngeen di jox permis bi. ñaar. commencé leen ci ñi contrôler ne ci tëli bi. muy ñett. waaye na ngeen commencé na jët. ci balaa benn oto départ. ñu seet ba xam ndax dëgg wax na ko. boo demee Fass Mbao jii ma dëkk. oto boo xam ne bii. waxuma lumière de. weñ yi man ni mën naa koo liggéey oto R4 man mën naa liggéey oto ba man mën naa koo liggéey. xam naa laaj. yooyu sëñ bi ngay daw guddi ak bëccëg. dara du la ci fekk. ba si daa amee doo am assurance. waxumay këyit ay weñ la ñu la jël ay buum takk ca ginnaaw. di yeb ay nit. nit transport yi ñaar dam na ci. ñii dem jaaxlewuñu dañoo dee. ndax yor sab xaalis te doo gis lu la yóbbu. yor oto dugg ca. sa fitu dal. kër jëlee ko ci ligne bi ma ñëw dégg non. allo. waaleykum salaam. yaay booy naa la. maa ngi sant. dafa dégg maa ngi bëggoon jot ba yàgg tax ba tey. ndeysaan bisimilah kooku. man la damaa bëggoon leb tur bi rek. wallaay lebal nañ la ko fooy woote. maa ngi woote Tëngéej. ñu ngi nuyu waa Tëngéej bisimilah bisimilah ci thème bi bisimilah. man nag ñëw ma woon pour thème te damaa amoon soxla rek pour ñëw fii. waaw loolu bul quitté ñu jël la ci suuf dégg nga. waaw d'accord bul quitté. yaa booy bëgg naa laa jot de oto bi. waaw bul quitté léegi rek dinañ la wax noo may jotee ci kàttanu yàlla dégg nga. jërëjëf ñu ngi béggee waa Tëngéej kon nag. li am fii amoon na Guinée. waaye président baa ko réglé nu mu ko réglé. am na si ñoo xam ne ñii sëñ bi. loi la ñu xam teg leen ko. boo leen bàyyi seen sago. ndax li dee diggante daaw ak ren. xam naa sama borom day wax dëgg yàlla lu ñëw ñu jàll ko. waaye léeg-léeg sama borom jël ay loxoom teg te du dugg ci lenn te dee am. ba tey rek am na dégg naa benn bis bu daanu. ngi jaalewaat ñi nga xamante ne ñoo. kon difficulté yi may ma dégg ma yeggale tuuti. dugg ci oto. sëfoo di daw loo xay jaaduwul. nga ne ko sëñ bi te ngaa wàññi ab tànk sab tànk. mu jël ka ba mu dugal ko ak weeru ñuul ba dootoo ko gis. taal ab cigarette am. te boo demee sax am na fa mu sumali ñu ko teg ci cigarette bi. mbaa boonam. waaye sëñ bi loolu dafa jaaduwul. li koy def nag mooy doo bàyyi juróomi doom. mbaa boog soxna ci kër. am lu nekk sa ginnaaw am lu nekk si kanam. am looy këlkin. yoon wi nga jaar te bëgg a delluwaat sa kër di nga ko jox cër nga xëy lu dikk yàlla lay dogal. maanaam responsable. waaye gone boo amagul fukki at ñi ko joxe permis. boo amee fukki junni am permis te mosoo dawal oto. yooyu bari ñiy contrôler nañu contrôler ba addinay baax laa ni ak buum daawu doon oto. fini fer daawu doon oto. te bari na Fass Mbao bu naan léegi mel R4 boo xam ne bëgg na ci réew mi. R4 boo xam ne man mii waxe yow su ma magul. waaw saam tofa lay doon. kon ñu gis ne monsieur Diaw. dañu wax da nga wax sànq avant. waaw avant bëri na. bëri na jëla ki ci ligne bi ne ko allo. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay. jigéen man la petite sœur maa ngi leen di nuyu sama papa Ndiaye Lo. petite sœur maa ngi lay sargal bu baax. maa ngi nuyu waale suñu invité bi. wallaay naka waa France.
ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ñëpp ak lay déglu rek ko jàmbur. alhamdulilah. léegi dama bëggoon wax daal ne que problème jafe-jafe yii. dafa jóge ci kaw ba ci suuf. mooy ne que boo demee déjà di ci passé permis. dañ lay jaay permis yi man xam naa li may wax. boo amee 100 000 francs wala 150 000 di ngay jënd permis yi te doo xam doo mën sax dawal. tubaab yaa ngi ñëw ba foofu di def ay reportage yoo xamante ni bii ci Sénégal yi jaay permis après fii la ñuy toog woon ñu reportage. dégg naa teg nañ fa benn reportage bu ni mel. bu baax daal ne Sénégal la gën a yomb nag ci dëkk yëpp boo ñëwee daal tubaab yi yëpp fu la neex permis lu la tegal nañ ñu ko da ngay ruf sax yow. léegi bu fekkee ne dañuy jaay permis ñoo xamante ne bii mënuñoo dawal. nekk ci tali bi. duñ leen jàngal priorité amuñu benn discipline. loolu bu problème amul. c'est pas possible problème donc moo ci mën a am. dëgg la. lii yëpp corruption bi gese la. bu fekkee ne ñuy contrôler oto yi dañu màgget ils sont les voitures ne sont pas en état. oto yi mënuñoo daw. policier bu la jàpp bu dogalee xaalis bi ci kees gi fu mu war a dugg. yow boo continuer sa route. bu yàggee di nga ñun fii loo def bu ñu la sanctionné. benn yoon. sa xel dootu ci demaat. dëgg la ndax la ngay fay jour boobu la. dëgg la. ceinture de sécurité rek boo ko fay bu ñu la ci jàppee. dëgg la 90 euros. dëgg la fay par personne. dëgg la ceinture. ndeysaan. boo ñëwee Sénégal nag suñu takk ceinture man may jël ceinture bi keroog mu ne ma waaye bàyyil ci dafa tilim ma ne ko salte bi ma gënal dee. téléphone portable bu ñu la ci jàppee li ngay fay 90 euros. dina loolu yëpp xaalis bu fekkoon ne dina dem ci benn kees. ñun fii duñu joxante loxo ak ay policiers y a une caisse spéciale pour dem fay ji loo xam ne nguur gee ko moom. xaalis boobu bu ñu ko doon denc dinañ ci mën a renouveler déjà jënd ci ay oto yu bees yu mën a daw. ñu ngi naan Sénégal voiture 10 ans du fa dugg. man fii sama jëkkër nasaraan ñun amuñu voiture boo xamante ni c'est moins de 10 ans voiture 20 ans la ñuy dawal. voiture yu baax ba bëgg a dee ndax chaque année tu es obligé d'aller faire ton contrôle technique. xaalis yooyu yëpp nga xam ne que dafa war a dem ci état bi. demul ci état bi moo tax ñu sonn. ndax fii policier doo a teganteeg moom loxo. la ngay fay jëf da ngay dem trésor public nga fay ji ko. yow bu fekkee ne da ngay bañ voiture 11 ans. te yor ay voiture 50 ans yu màgget yoo xamante ni bi sécurité amatu dara amatu yow lay bañee voiture 11 ans. jërëjëf petite sœur. merci beaucoup. kontaan nañu ñu ngi nuyu waa France. merci beaucoup. defe naa ne monsieur Diop dañ lay may nag nga. wax bu baax waaw. foo ma nañ ñu téyel téléphone. voilà c'est ça parce que temps bi yàggul. jërëjëf dégg ngeen je pense que occasion bi da ngeen ñu meñ wax ak askan wi. parce que aussi ñëpp a ngi wax. des fois nag da ngay wax bu baax pour muy àgg ci askan wi. parce que communication bu baax lañ bëgg. dëgg la parce que bu ma waxee prévention routière bu ma waxee ne accident. ñetti fan la. balaa accident bi am. bu accident bi amee après accident bi. donc ne pour nga améliorer sécurité routière. il faut nga am avant accident bi nga mën prévention. ak accident bu amee. dafa am naka la ngay def ba wàññi victime yi. parce que mooy premier secours yi. donc ak connaissance su accidentologie. parce que Sénégal aussi comme football la. transport comme football la. ñëpp ay experts la. et pourtant am na science. parce que quand même accident dafa am accidentologie. accident bu ne am na loo ca jàngat. boo amee base de données am na noo koy analyser pour que tirer ci ay leçons ba nga xam ne demain. nga mën a am ay solutions yoo xam ne nii dootoo ci dellu si. nañ ñëw avant accident. avant accident comme vous l'avez dit avant accident da ngay relier ñetti affaire muy oto bi nit ki tali bi. tali bi il faut mu am dimension yu normale norme yu normale signalisation bu normale. parce que mënuñu teg policier fu nekk. képp kuy dawal oto war nga xam su dee virage nga xam ne fii virage la. bu dee fii dafa am pente nga xam ne pente la. bu dee xam ne succession de virage la nga xam ko à temps parce que vitesse bi dawal il faut tali bi normal. lisible. voilà. normal. ba pare éclairage normal. ñett yooyu yëpp amul ci réew mi. dinaa ci ñëw parce que dañoo am réew moo xam ne ni pauvre très endetté. boo xam ne nii soxla yi dafa bari. dinaa ci ñëw may ma agsi ci. parce que dinaa agsi ci nit ki. waaw bismillah. nit ki formation. éducation. information. xam nga chinois ba def ne. wan ma. soo ma wanee dinaa fàttaliku. parce que bët da ngay gis. wax ma fàtte. mais boo ma boolee. dinaa ko retenir. mooy formation. te formation lu am solo la ci réew. faut que les gens soient formés. manque de formation boobu nag moo ñu téye. parce que soo amee formation da nga am éducation.
éducation boobu tout est lié. ñu am ay moyens nag di wax ak nit ki. di am ay canaux yu ñu leen di former di leen éduquer. dañu jël ne pour am permis de conduire. da nga war a am âge boo war a am. 18 ans poids léger. 22 ans moo fi nekkoon poids lourd. 23 ans transport en commun. bi ñu say soo accident yi gis ne xale yi joo koy dawal. ñu ne nañ yokk âge bi. pour transport public. parce que gis nañ ne victimes yi. ñu ci bari ay passagers la. nit a leen yóbbu si yàpp 30 personnes rey leen ci àll bi. bu nu xaymaa 10 années yi génn. 48 000 victimes ci accident yi. chaque année au Sénégal on a en moyenne 350 tués. ñetti téeméer ak juróom fukk. bi ñu ko analyser gis nañ ne ñi ci ëpp ñuy rey ñi traversé tali bi la. piéton. ñi ci topp ay passagers lañ. passagers yi xam nañ seen âge. xam nañ ne transport public yi. ñoo ci ëpp. parce que ñooñu ay routiers lañ. ñu ngi ci tali bi 24 heures sur 24. kon ñoo ëpp chance pour def accident. loolu moo tax ministère bi def benn plan bu ñuy wax plan national de sécurité routière. mais bala may ñëw ci plan yi damay wax mesures yu ñu jël. parce que xam ngeen ne Sénégal avant 96 ni ñu doon passé permis oral la. da ngay ñëw rek ñu lay laaj ay questions. amul woon écrit. dañu def réforme. coopération française dimbali ñu. ñu def ay réforme di passé comme ni ñuy passé France. ay livrets moo nekk foofu ku passé permis xam nga ne. centre d'examen y a des livrets. pour améliorer la transparence bi ñuy wax. naan corruption nit ñi dañ leen di jënd. wala ñuy jënd permis. parce que améliorer la transparence mooy ki nga xam ne dafay ñëw avec des questions QCM. nga mën a cocher. ñu corriger le sur place nga xam ñaata faute nga def. boo fa génnee nag bul ñaan. bul woo ministre bul woo député bul woo politicien na ko dimbale ma sama doom ji day jàngi bitim réew. dafa war a am permis. bala muy dem. parce que loolu Sénégal la. aussi. te loolu il faut jikko yooyu dañ fi. ñu améliorer loolu ñu ne kon ñi nga xam ne jànguñu école nu ñu leen di def. ministère bi jël code de la route traduire ko ci langue nationale. ci wolofal. ci pulaar. ci séeréer. ci wolof. ne kon ñi nga xam ne nii jànguñu tubaab. am na luñ jàng. parce que ministère bi gouvernement dafa am politique gu alphabétisation. ñu ne ci kaanlaa bi boo ko mën a làkk l'essentiel xam-xam bi na ko am. parce que mënoo dawal te xamoo signalisation horizontale xamoo luy ligne continue. xamoo luy ligne discontinue xamoo luy zébra xamoo luy flèche de rabattement xamuloo ci dara. il faut ñu jàngal la ko. ci kàllaama bu ñu la ko mën a jàngee. xamoo yenn disposition nga war a jël booy doubler. xamoo luy dépassement en queue de poisson. doubler oto dellu si. danger ba ngay créer. xamoo des fois dañ lay aaye nga dépassé da nga war a nekk en file. distance de sécurité xamuloo ko. yooyu yëpp xamuloo ko donc dañ la ko war a jàngal ñu ne kon nañ jàng. ñu ne kon nañ inciter nit ñi ñu dem ci école de conduite. auto école. ñu ne kon nañ libéraliser l'accès à l'auto école parce que amul woon auto école yu bari Dakar. ñu ne nañ ko libéraliser. pour que comme mënuñu pousser nit ñi obligatoire à aller vers les auto écoles nañ inciter nit ñi à aller vers les auto écoles parce que bu baree. prix bi dina wàññeeku parce que Sénégal yi à l'époque ay 200 000 francs lañ doon fay ñu ne cher na. ñu ne kon bu ñu libéraliser. avec la concurrence. prix bi dina wàcc kon ñëpp mën a accéder auto école. tey inversé nañ tendance bi. 90% des candidats passent par l'auto école. 10% particuliers. mais dafa am ay moyens nag. yi nga xam ne ay mesures d'accompagnement yoo xam ne dañu war a contrôler auto école yi. certification auto école yi. am na programme bu ñu ciy travailler pour xaw a xam kii mooy auto école kii du auto école. kii mooy moniteur kii du moniteur. parce que pour nga former da ngay am aussi xam-xam. il faut former les formateurs. mais man xam nga lu ma jaaxal pour yàlla bu la dara dog. mooy lii ñuy wax. mooy li normal. xam nga. waaye dañu gis ni ci réew mi. fii ngay wax yëpp. ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal oto yi jaaruñu fa. xam nga wax nañu sànq ne bi ñu fi njëkkee woon émission bi daaw ña ne bitim réew ñoom déjà ñoom ñu ne dañuy toog foofu rek seen permis fekk leen fa 50 000 francs. waaye fii ci réew mi da ngay gis kenn koo xamante ne musul jege auto école te terewul mi ngi ak permis. te musul ça veut dire oto bi comme ni Allah ji waxee léegi ay wañ lañ koy takkee. te terewul oto bi soo ko taxawalee mu jox la këyit yëpp. te moo ne ci tali lay daw. ñu indi beneen problème boo xam ne wax nga ma léegi ci ñett wax nga ma ne déjà
yéen yaa ngeen di taxaw ci tali yi baax. te gis nañu ne lu ci ëpp boo ci tali yu bëri am na ay zone ay axes yu célèbre yoo xamante ne tali bu baaxul. léegi nag ñu demati ci panneau de signalisation yooyu ngay wax ak yi nga xam ne moo jëm ci code de la route. yoo xamante ne que incivisme sénégalais yi. tax na keroog dafa am suñu benn caméraman boo xam ne nee na xaw ma fan la ñu romb. gis ki benn charrette bu taxaw di góor. kii bi panneau bi dégg nga ñu taxawati ci li nga xam ne suñu boolee nag oto yi nga xam ne fil de fer la marque yooyu kenn defatu ko 50 ans ay oto yuy daw ñu boolee oto yu bon yooyu lu muy bon day am visite technique ñu boolee ki nga xam ne musul dugg ci oto école yor kii ba pare di yeb éclairage amul kon jafe-jafe yi kañ la fiy jóg waaw jegeen doguma la aussi parce que xam nga ne gouvernement mu ngi ciy bàyyi waaram boo xoolee ma jël oto yi gis nañ ne am na oto yoo xam ne dañ leen déclassé Europe pour question environnement parce que kii wax na ne 10 ans mais oto boo xam ne nii respecté wu environnement bi aujourd'hui dootoo daw Europe dëgg la parce que réchauffement climatique gis nga taw bu bari bi ak kër yi ni ñuy inondé ak gis nga accident yi effet de coupure yi dinaa wax sax fii ñu tegaat ay barrières de pluie pour que météo suñu joxe information pour aire de zone yi nga xam ne ni mën na inondé pour nit ñi mën a dem parce que image yi ma gis ci télé yi c'est terrible am na oto yoo xam ne ñu ngi suux ci ndox yi ñu tegaat ay barrières de pluie en temps d'hivernage jël ay précautions yu doy gouvernement bi limité na âge importation véhicule ne oto yooyu bu ñu duggati Sénégal mais dama koy adossé programme boo xam ne nii damay renouveler oto yi yéen ñëpp gis ngeen oto yi ñuy renouveler bayal ma àggale waaw mais loolu paquet la waaw mais yeggalil après ma dellu si waat ci. voilà donc oto yi ñu ngi koy renouveler. limité nañ âge importation oto yi. def nañ fi centre de contrôle technique. su ngeen suivre actualité yi mooy ja transporteur yaa ngi koy bañ ñu ngi nekk di discuter. am na lu ñu ciy bañ. am na ñu ko accepté am na loo xam ne nii aussi ñu ngi koy bañ. mooy bi ne aan. centre de contrôle technique gis ngeen ko yéen ñëpp. des fois da ngay toog nit wala. dama bëgg a dem contrôle technique. doo ma dimbale ba ne ko amul dimbal. na ngeen dem parce que pour yow sa sécurité la. du yow da nga bëgg sécurité. il faut pas être contradictoire munoo bëgg sa sécurité ba bëgg ñu yombalal la parce que oto bi ngay dugg war na nekk à norme pour mun daw donc loolu lañ ko fa tegee parce que soo dem docteur daf lay diagnostic def la machine def la aussi diagnostic visuel pour xam ne la jàll pour mën la faj dañuy inciter rek askan wi ñu mën a entretenir seen oto yi defuñ ko pour di leen laaj xaalis wala du leen jafeel dañu bëgg ñuy entretien oto yi di vider di changer pièces yi di xool pneumatique bi di xool balay bi xam balay normal nag yooyu di xool carrosserie bi xam confort bi xam nga Ndiaye Alaaji wax na fi léegi ne da ngay xool di gis ci suuf yooyu yëpp lañ bëgg mu dañ fi nga xam ne da nga am confort ci sa biir donc loolu ci oto yi su ma ñëwee ci tali yi état bi def na effort yoo xam ne nii yu considérable peut-être que dañoo communiqué wul assez gis nga avant 2000 vers les années avant gis ngeen tali nu meloon ay nid de poule partout même Dakar biir Dakar ay nid de poule nga fi doon gis fexe na ba mettre benn fonds routier boo xam ne nii autonome boo xam ne au moins presque 50 milliards dina ko ci def pour entretien yoon yi gis ngeen état yoon yi amélioré wu na réseau routier bi amélioré na signalisation bi amélioré wu na loolu gis ngeen ko ci tali yi def fi nag Ageroute boo xam ne mi ngi développé beaucoup de programmes dans les régions muy ci biir dëkk bi muy ci entre réew yi gis ngeen pont yi ñu war a construire entre la Gambie gis ngeen corridor Dakar Bamako bi gis ngeen booy dem Mauritanie fépp foo xam ne nii léegi mën nga dem dikk ci yomb gu doy waar donc loolu gis ngeen donc état baa ngi def ay jéego yoo xam ne yu am solo pour améliorer transport mais nag boo nekkee ci réew moo xam ne ni bëgguñu réforme bëgguñu avancer des fois da ngay ne est-ce que Arcel Kabou n'avait pas raison est-ce que l'Afrique ne refuse pas le développement bu fukki nit di gas fukki nit di suul dafay jafe de waaw foofu dinaa fa ñëw léegi Alaaji loo li ma ko bëgg a laaj rek mooy lu tax ñi am transport transporteur yi lu leen soob la ñuy def ci seeni oto ndax versement bu jaaduwul te lekk sax am na limite te yéen mu leen ci dara mag njëkk ña am na ñoo xam ne dootuñu leen jox oto te jóge seen kartan te mosuñoo def benn soog mosuñu koo def bu ñu yoroon oto bu màggat sax dañu mel ni oto bu bees la ñu war ndax toppatoo xam nga jaww lépp lu mën a doon lu bees laak tali bu normal baak yëpp jikko mooy dawal bu rafetee ndax yor lu màggat defar ko ba mu normal moo gën yor lu bees di ko foyee te damay gis li ci ëpp ñu naa ay patron lañu accident yi bari ñoo koy def nañ ko wax fii
patron ba yorob 4x4am yor téléphone am ni ci digg tëli bi di woote te du droite du fi jeex. xaaral ma jël ko ci ligne allo. waaleykum salaam wa rahmatulah. kilifa gi ñu ngi ziar. ñu ngi lay doon ziar mbaa ngi si jàmm. sant buur bi rek sant. alhamdulilah man dama bëggoon am benn laaj bu ndaw rek. waaw. ndax man dama seetlu ne ci Sénégal man maa ngi woote en Espagne. léeg-léeg da ngay gis koo xam ne dafa yor oto boo xam ne amul assurance amul sax visite technique mun a déparé dëkk bu mel ni Jolof sori bee jaar ci biir dëkk yi romb ay policiers ba yegg Dakar te du am benn problème xanaa ministre bi amul information boobu ba mën a jëflante ñu si kaw télé bi. beneen bi des bi mooy léeg-léeg boo ñëwee Sénégal da ngay fekk oto yoo xam ne da ngay jaaxal di mel ne leen ndax ay màggat yu màggat ba pare ñun ñu aay ñu oto bu xasee ëpp 8 ans du dugg foofu dafa ñu xaw jaaxal yi tamit loolu te ñun fii ñu fi doon oto yoo xam ne ëpp na 15 ans te oto yi sax ñooy gën oto yi nga xam ne ñooy nekk Sénégal te am 10 ans wala 5 ans ba bu ko laaj ministre bi ndax ñoom am nañ information keneen nit ñi ñu ngi doon oto yoo xam ne amul visite technique wala sax amul assurance di ko jëlee fu doon na Jolof ba yegg si Dakar te duñ am benn problème. jërëjëf beneen bi ma oto yi ñuy wax naan bu xasee âgé dugg ndax ñoom xam nañ oto yi ñu ngi dugg te duggul si xaalis yi nga waroon see duggul ci kër état bi te kër bi ba léegi gars yi ñu ngi dugal ay oto yu ëpp 8 ans. nga ne oto yaa ngay dugg te jaarul ci keesu état bi. waaw parce que ñoom ñoo lu ëpp 8 ans du dugg gars yi am na yeneen business yoo xam ne ñu ngi koy def di dugal oto yi. waaw may ma may ma tuuti ci business yooyu. yéen loolu la baax mu may la ci business yi. monsieur Dia. waaw paquet yi dafa bëri. waaw dafa bëri. waaw yow ci lu mu la. waaw parce que problème mu contrôle routier la wax xam nga contrôle routier. ministère des forces armées ministère des forces armées et ministère de l'intérieur ñoom ñoo ko yore. te loolu application de la loi la. defe naa loolu mu ngi dem te ñoom je pense que waaw am nañ stratégie de contrôle. parce que tey yow du foo nekk rek ñu jàpp la. ñu arrêté la te du xam nga basang yi bi ñu ko bëggee dindi. dañoo def code de la route bu bees. ne la bu ñu nangoo sa permis rek dañ lay convoquer commission de retrait et de restitution des permis de conduire pour que li mu la policier bi di jox nekk convocation ñu fële ci commission bi ñu xool ba xam nañu war a aj wala waruñu la aj donc loolu aussi ministère bi mi ngi ciy dox parce que actuellement am nañ benn projet boo xam ne de sécurisation des permis de conduire parce que li ngay wax lii yëpp problème mu faux parce que li ci ëpp ay faux yu circulé boo demoon tey direction permis de conduire. lancé na may ma tuuti balaa soo demoon direction permis de conduire. di nga fa fekk ay keesu documents yu faux. ñoo xam ne ña nga établir en Espagne. ñii ci yeneen dëkk yi mu bëggul tudd. di def ay faux permis. boo xooloon circulation Ndakaaru ay faux rek moo fi daw en tout cas lu bari ay faux la. tant que titre bi sécurisé wuñ ko des fois danañ attaquer ministère bi. mais li ci ëpp. ministère xool valise diplomatique bi chaque jour ñu yónnee ay permis ne authentifier leen ko xool leen permis ba xam baax na wala baaxul li ci ëpp maa la wax ne baaxul moo tax ministre bi jël ak banque mondiale de dañuy sécuriser permis yi numériser ko ba ñu mën a génnee faux permis ci biti. donc léegi à quand les permis numérisés? Bon, les permis sont informatisés aujourd'hui parce qu'avec la Banque mondiale xam ngeen titre bi nga yore c'est dans une base de données informatisée sur Paradox mais pour sécuriser ko dafa am ay niveau de sécurité titre bi comme xaalis rek la am na ñuy faux yu circuler soit da ngay def ay hologramme soit da ngay def ay puces waaw ñu ngi ciy liggéey bu baax waaw permis à point waaw bi nga xamante ne nekk président junjoon na ko fi muy di coow lu rëy foo leen ci toll. xam nga permis à point ay mesures la pour améliorer sécurité routière bi. waaw man damay ànd ak président parce que lu ma wax lu am solo la. France bi ñu ko appliqué. vers les années 92. dafa ko jox ay résultats yu baax ci wàññi accident yi. France dafa jël depuis 92. mesures yi mu jël yëpp xool yan impact la def ci sécurité routière c'est que bu ñu mënoon a am temps pour waxtaan ci plan national bi dootu ñu nekk di wax accident dañuy toog rek chaque 6 mois ñu woo ministère bi ne ko indicateurs yi li ngeen waxoon da ngeen ko wàññi fi ngeen ci toll est-ce que wàññi ngeen wala wàññu leen est-ce que vous êtes sur le bon chemin mais ce que je mais su ma jëlee permis à point bi nga xam ne moom nga posé permis à point du dara lu may benn stratégie boo xam ne nii pour réduire accident yi ne nit ñi capital de points ñu discuter ci. naka la ñuy allouer ay points est-ce que 20 la est-ce que 15 la est-ce que 30 points. infraction boo def rek waaw naka la ñuy dindee points yi. ci soo defee infraction bu nekk ñaata points la tollul naka ngay def ba jotaat sa point
naka ngay perte sa permis. bés boo toogee ba nga xam ne tuuxi doon yi nga def bëri na. point yi amatoo ko ñu jël ko duñ la may. voilà naka ngay perte sa permis. waaw naka la ñuy instaurer le système de permis probatoire ki soog a am permis. est-ce que ñaata point lañ koy jox. ci ñaata temps la war a toog deful infraction ñu jox ko point yëpp. ainsi de suite. loolu ay règles la ak ay procédures. waaw dama bëgg xam ndax yéen a ngi ci. waaw ñu ngi ci. parce que déjà bu mu jógee ci président de la République instruction la. direction des transports terrestres def na ci benn note. mi ngi préparé def benn comité de pilotage boo xam ne acteurs yëpp la ci woo pour ñu waxtaan ba jubóo ci. parce que comme vous le savez dafa nekk loo xam ne nii c'est tout un système la. kon mënagu leen avancer benn date. non mënuñu wax avancer benn date bii lañ koy mettre en place. mais ñu ngi ciy waxtaan pour le mettre en œuvre. ñu ne waxtu yi dab nañu mais bëggoon naa balaa ñuy dem ci benn simili. wala ci ñaar dañu gis ne que ñu ngi renouveler. car rapide yi. car rapide moom. xam naa ne waratul ndaw ci réew mi. ndax car rapide yi dégg naa fii lañ koy defaree. ñu toog fii nga xamante ne ay car rapide mooy li Alaaji wax ay wàññi ñuy takk ak yooyu mais yéen am ngeen projet indi yeneen. oto renouveler car rapide loolu la ñu wax. du projet nañ ci nekk. parce que déjà lu mat junni et quelque presque lu mat renouveler woon nañ 505 premier programme bi. waaw 402 ñu ngi ci programme mu 700. 700 voilà nu muy demee. nu muy demee mooy dañu xayma Dakar ñaata car rapide moo fi daw ak Ndiaga Ndiaye mu nekk 3000. 3000 car ñu ne donc dañu monter benn projet de renouvellement. car rapide yi donc dañuy changer car rapide yi fi nekkoon ñu rey leen. yóbbu leen écraser leen waaw nga xam ne dootuñu duggati. démonter leen carrément duñu dawati. loolu ñu ne donc mënuñu jox oto koo xam ne nii amul woon oto. mënuñu jox oto koo xam ne amul woon licence transport urbain. xam nga transport da ngay am urbain wala nga am interurbain. mënoo daw ci biti daw ci biir. yaa ngi ci marché urbain bi donc fii nga war a daw soo amul licence. ñu ne il faut yow nga bokk ci GIE. il faut nga signer charte mobilité jël engagement ne da nga soo lebee di nga fay. c'est une charte mobilité. c'est un minimum. voilà ñu am ay commission yu ñu mettre en place commission bi nga xam ne ni apport personnel bi. commission financement bi. commission bi nga xam ne mooy retiré oto bi. ñaata mooy apport personnel bi. 25% la mais dafa am état bi dafa jàppale transporteurs yi. avec le fonds de promotion économique ba créer benn mutuelle boo xam ne moo leen di indil apport bi. maanaam bëgg naa xam. man su ma amoon brièvement. su ma amee car rapide. mu màgget. ngeen ñëw ne da ngeen di ma renouveler jox ma oto bu bees. à peu près ñaata laa war a jox pour am oto bu bees comme ça pour sénégalais lambda bi may déglu. bon oto yi presque ay 26 millions 26 millions la. waaw nga lañ koy jaay. nga am bu bees tax nga am bu bees. mais apport bi da ngay indi car. car bi dañ koy jëlee ci 1 million ba 1 million 500 2 millions. déjà da ngay indi car mooy prime à la casse waaw dañ koy indi. ñu xool ba xam dañ ko war a retirer. muy état bi ne la maa la jox lii pour prime à la casse. li ngay yàqee sa oto. man maa la jox prime bi nga yokk ci sa apport personnel. nga dem ci mutuelle des transporteurs mu yokk la pour am apport personnel de 25%. 25% mooy à peu près ñaata. à peu près soo jëlee 25% de 6 millions lay doon rek presque. nga am oto bu bees nga am oto bu bees. waaw mais. mu teg la ci ay ligne teg la ci ay ligne utal la ay receveur di la wàcc ci ay arrêt en tout cas professionnalisation lañu wax. parce que li mu wax moom mooy ne Sénégal état bi dafa xaw a seetaan. mais soo jëlee projet AFTU bi ci urbain bi. ñi ngi koy jéem a étendre Thiès ci région yi Saint-Louis Louga. ña ngi koy def Touba fu mu toll nii Touba 100 ma ngi fay daw te dañ ko yokk sur un programme de 200. donc état bi aussi interurbain bi dina changer oto yi. mais yow di nga dellu si waat parce que waxtaan bi xaju fi. waaw loolu xaju fi émission bu rëy lool parce que indi nga ay éclairage yu am solo macha allah xam nga sénégalais yi ñu ngi toog di seetaan gis nga téléphone bi fu mu ne dañ ko téye parce que dañu bëgg nit ñi xam parce que nit ñi dañu jaaxle ci kanamu jafe-jafe yi xam naa ni incha allah dinañ jokkoo waate pour yeneen éclairage incha allah kon tàggul askan wi ñu dem ci deuxième partie bi waaw maa ngi leen di jaajëfal ci émission bi bëggoon naa wax lu bari mais xaju fi dëgg la parce que bu nekk thème la transport sooy wax ci dem beeg dikki mobilité urbaine thème la booy wax sécurité thème la booy wax ci route yi thème la booy wax ci lépp thème la formation sensibilisation lépp thème la dafa yaatuwaay boo xam ne nii ñëpp ci lañ bokk donc muy man miy jël transport bi ci la bokk parce que bu ma ñëwee fekk oto bu fees mooy buuxante ba daanu def accident man la su ma fekkee may daw vitesse bu ëpp man la du état bu ma fekkee ne guddi muy taw bu bëri may dem te nee nañ du sa gis-gis soriwul yow la donc ñëpp dañu war a jóg ci affaire du transport parce que tout le monde
est concerné. du état rek ñu war a xoolaat suñu bopp ñun ñëpp askanu Sénégal war nañ xoolaat seen bopp pour am comportement bu baax parce que état ba mi ngi liggéey nekkal leen fi guddi ak bëccëg maa ngi leen jaajëfal. jërëjëf Diaw kontaan nañu li du ci nag yow xajaloo ci cin li dañ koy daggate mais kontaan nañu parce que indil nga ñu ay wax yu am solo waxtaan bu am solo macha allah kon li ñuy def rek mooy dem jokkoo ak service commercial ñu jàllale ay publicité di remercier suñu partenaires yi ànd ak ñun saa su ne ci Wareef léegi rek ci kàttanu Yàlla.